point boo xamante ne itam marqué na actualité judiciaire bi surtout en fin d'année juste muy l'affaire Imam Ndao. Au Sénégal on parle de terrorisme cette fois-ci mu mel ni affaire boo xamante ne cellule dormante la woon wala loo xamante ne day doog a am ci réew mi ñu nemmeeku ko ñu jël ay doomu réew mi tuumal leen. La question bi nga xamante ne nag moo koy posé mooy est-ce que tey waa France nga xam ne dañu fiir la fi mu nekk nii ci wàllu terrorisme est-ce que du ñoom ñooy active manette autour du Sénégal. waaw man loolu laa gën wax naa ko président Macky Sall ci boppam ñu toog ma ne ko président bàyyil imam Aliou Ndao mu ne ma non mais Sidi c'est exagéré ñii nangam ak nangam ma ne ko lu mu def dama ko posé question ba ne ko waaw ñëw naa ci kanam information lan la def mu tudd ma keneen ma ne ko déet man waxuma keneen imam Ndao laa wax lu mu def mu ne ma waaw loolu sax wax nañ ma ko yaakaar naa ne dañ ko daal di bàyyi moom moo ko wax de ci kanam ay seede donc wax na ma de deful yaakaar na itam ne dañ ko war a bàyyi kon man damaa dem ba ci source bi gën a mag ma posé ko bi mu waxee mu ne ma affaire terrorisme ma ne ko man daal président leen rek laa lay ragalal mooy nga déggal France ñi lay def loo mu ne ma noo Sidi France nekku fi ah ba dugaat sax ñoom ci débat wu franc-maçon man damay dénigrer franc-maçon yeeg moom du franc-maçon ñu indi ci mu mel ni sax dañ maa mérité waale le fait que toujours maa ngi dénoncé ay franc-maçon donc réew mi France ak noonu nga xam ne ci lay doxee ci dossier yu ni mel bu ñëwee dañ ko fiy doxal carrément looloo tax nag ñëpp tiit ci kenn waxul ne amul li ñuy wax terrorisme ci àddina kenn waxul ne amul kenn waxul ne Afrique gi amu fi kenn waxul ne am na ñoo xam ne ñu ngi jël ay armes di ko manier wala ay groupe wala ay idéologie wala luñ gëm bugg ci déstabiliser ay yeggee ci quelque chose mais nag dañoo bugg liggéey boobu nekk liggéey bu propre liggéey boobu nekk liggéey boo xam ne suñ ko toppee kenn du ci topp di am looy sikkal dañoo bëggoon terrorisme mu nekk loo xam ne dañ koy définir mu nekk lu leer mu bañ a nekk rek dañ ci jël benn diine stigmatiser ko di dal ci kawam. Justement en parlant de liggéey bu leer parce que yow yaa ko tudd man li ma intrigué ci mbir moomu mooy les PV d'enquête de police. am na benn journal bu ko génne fii mu ngi ci lim yoo xam ne il faut ñu leeral ko pour mën a xam ba xam Imam Ndao am nañu raison wu jàpp ko wala déet nee nañ am na ñoo xam ne ñu ngi leen jàppee Mauritanie ñenn ñi Burkina Faso ñenn ñi Niger ñenn ñi Nigéria indi leen fii ci Sénégal ñooñu seen bokk ci ay cellules jihadistes kenn weranteetu ko ñu ne ñenn ci ñoo am na ci ñoo xam ne koo xam ne jaar na ci Imam Ndao mu ñaanal ko am na ci koo xam ne nee nañ dafa bindoon manifeste pour créer benn wilaya fii ci Afrique de l'Ouest manifeste ba Imam Ndao moo ko lire moo ko corrigé nee nañ doon na séq affaire joxante xaalis digganteem ak chauffeur Imam Ndao est-ce que yooyu yëpp nag bu ko enquêteurs yi amee amuñu raison pour teg loxo kii di Imam Ndao waaw xam nga ñu wax loolu am na ñu wax leneen am na ñu wane ne Imam Ndao yooyu yëpp ñu ko waxal amul ne kii nekk na taalibeem wala am na discours bi wala gëm na gëm-gëm bi ñaar duñ ci werante ndax loolu jullit bu nekk ñuy woote dara ci l'islam mun nga cee ànd ak ñoom imma nag ne dem na ba impliqué wu ci wala dem na ba nekk ci loo xam ne njiit wala dem na ba muñ cee joué loolu la ñu prouvé wu waaye nag ne option boobu option wu jihad option wu ne taxawal leen lii baax na wala mbind mi ngeen bind lii koo xam ne ay arabam rafet na mun na koo corriger yooyu yëpp mun nañ koo wax te du tax mu nekk ci biir puisque la ñu waxoon ci tàmbali ba la ñu gisul ne milliardaire kër gëñ dugg mu nekk foo xam ne ay xotti see nga fa nekk ak nekkin bu doy waar a fa nekk ñu xam ne kii kat diggante lañ ko tuddaloon ci xaalis ak diggante lañ fekk ci këram sore na lool muy benn ñaareel bi diggante ñaari at ba ñetti at liñ mujjoon retenir ci li nga xam ne moom lañ xam ñun tey ci presse bi mooy li ñu wax discours am apologie di jihad loolu nag apologie di terrorisme wala du jihad amul benn sëriñ boo xam ne yaa ngi jàng alquran di waxtaanee ko di ko def xeex leen ak œuvre yeeg jar nañoo rey ak jar nañoo def nangam ak loolu
sëriñ bu nekk jullit bu nekk ku nekk ci sa biir discours ci la bokk puisque ci alquran bi la bokk. au lieu nga far alquran ni ko imam di waxee. ni ko imam di waxee la ko ñëpp di waxee. ndax noonu la ko alquran ci diggante bi la jaar mais loolu ngay dawal l'islam. mais église bi dawu ko mais juif yi dawuñ ko na nga liiraat encore Armageddon na nga liiraat journaliste bu ñu wax Grace Harcel. mu wax la ñooñu la ñuy wax nga defee ne bombe atomique yi ñu def lan moo tax ñu def ko lu mooy diine mais diine rek a tax ñu def ko xeexukaay la yoo xam ne pour xeexal diine mu falu xeexal beneen diine mu néew doole donc dama bëgg a wax ne ci biir diine yëpp ku ci nekk am nga sa biir combat am nga ci discours boo utiliser ku génn nag discours bi ba dem jël ay armes wala nga dugg ci benn organisation boo xam ne bu nébuleuse la wala nga dugg ci benn acte boo xam ne acte boobu buñ mën a incriminer la loolu c'est une chose imma nag nga am loo gëm yow ci sa biir loolu kan moo ko gëmul communiste bi moo gëmul ne moo amul discours bu violent wala libéral bi moo ko gëm wala politique bi moo ko gëmul ku nekk ci sa biir xeex exhorté ñi ci des ne leen jóg leen xeex léegi nag diggante loolu ak def ay acte wala dem dans ce sens il y a ñu bëri ne ni ñu organiser seen procès bi ñoom Imam Ndao mën na jur jafe mën na jur jëye ci réew mi je parle sous le contrôle de Pape Ndiaye que ni dañu ñëw ci salle d'audience ay caméra ñëw filmer ñoom Imam Ndao filmer ay ñuy wax di yuuxu naan Allahu akbar jë nangam ak nangam ak nangam ñu bëri ne France bi nga xam ne ñoom la terrorisme solal trop loolu lañ fa doon gis ba ndaw yëpp dem est-ce que image yooyu ñuy gis noonu depuis quelque temps ci télévision ci internet bi est-ce que du danger pour la société mais du tout c'est-à-dire bu duutoon bu ñuy yóbbu Khalifa Sall nga gis dana am ñu yuuxu dana am ñu jooy dana am ñu ko ne Khalifa Sall président dana am ñu ko ne nangam Moustapha Niass bi mu fi jotee kii bi mu génnee Moustapha président lañ ko doon wax loolu ku ci nekk am nga say farandoor yoo xam ne suñ la toogee émotion dana ci jouer donc émotion itam ay photo lañ nekk yoo xam ne fi mu ne nii mais on parle de l'islam muy loo xamante ne lu sens on parle de foi comme ni ko Moustapha waxee fii c'est autre chose côté politique bi la ak yow mais sentiment nga ma wax dama la ne sentiment mun na dugg ci fu nekk raison mun na rëccee nit ki far pour une raison ou pour une autre ci fu nekk dama la ne loolu mun na am sur le plan politique mun na am sur le plan religieux fi mu toll bul fàtte ne dañoo dem martyriser nga ay nit def leen martyr pendant 2 ans gisoo leen nga toog imam daal di génn taxaw ki nga doon dégg ki la doon wax ki nga toog di imaginer nam nekke woon dana am ay réaction puisque itam dama bañ rek ñu dugal ñu ci presse ne presse boobu nga xam ne dañuy créer seen benn caricature ñëw rek teg ko ci tëj ci kuñ ci bëgg a tëj wala ñu créer beneen caricature génne ci kuñ ci bëgg a génne dama bëgg a wax rek ne jotewul dara ak certains sentiments wala certains agissements yi nga xam ne c'est selon le cas bu nekk mën naa am lu mu jur mais si on laisse cette situation prospérer tey fan la ñu mën a jëmee wàllu terrorisme bi nga xamante ne tàmbali nañ ko di soulever mu commencé jël ay proportions fan la mën a yóbbu réew mi mais réew mi moo dul réewum terroriste te du tey dañoo waxoon ne bu kenn pétard réew mi day kii te du dëkk bi yëpp a ngi pétard lan lañ ci mun ana ministre de l'intérieur ndax jàpp na atul kon jarutoon muy yëkkati woon loi boobu ça veut dire que ni ñuy tuddee yëf yi ak fi muy door ndax li ñuy pétard ba léegi déggagum nañ ne bal rax na ca kon seen information yi baaxul ñoom newoon nañu diggante jeudi bii passé ba yegg le 15 janvier bu ci ay pétard tàkkee dana am lu ci rax gisaguñ ko de waxoon nañ ko daaw gisuñ ci woon dara waxoon nañ ko daaw jéeg gisuñ ci woon dara donc il faut pas ñu topp ñoom seen yi ñuy wax ak imagination dañuy def seen rapport yoo xam ne yiñ ci exagéré ak yiñ koy jox soo ñëwee ci réalité du terrain mais man lii su ma ko dundutoon duma ko wax 2012 lu ñu waxoon dëkk bi dana tàkk élection yi nii lay demee ma ñëw ne loolu du am mais basé wu ma ko fenn lu mooy maa ngi nekk ci biir nit ñi te lu ñuy wax gisuma ko comme ni ma la ko waxee tey ci lii
mujj gi ñu naan waaw kooku dafa am lu mu xam ak dafa am looy gis ak am na lu lay waxee dara waxeewu ma la lu mooy dëkk lii ma lay wax itam tey nekk sur le terrain puisque question bi ma am posé naa ko président de la république posé naa ko premier ministre posé naa ko yeneen i ministres yi nga xam ne tase naa ak ñoom concernant Imam Ndao concernant Khalifa Sall concernant keneen ak keneen du loo xam ne dama toog ca bureau ba rek toogam yàgg ma xalaat ne lii waaye ni ma leen koy posé di ko posé journaliste bi danaa koy laaj avocat bi amee dossier bi danaa koy laaj keneen comme ni ngeen di sonne ci seen investigation léeg-léeg ma dem ba mu yàgg mais finalement c'est des choses qu'on exagère. mais en réalité doomu Sénégal yi ñuy jàppee Mauritanie Niger Burkina Faso jàpp seen loxo ci wàllu terrorisme nu leen war a def ñëw bàyyi leen ñu taxawal. non man waxuma ñu jëlee fa leen. waxuma nu mu tudd bon en tout cas ñi nga xam ne moom la ñu jàppee Mauritanie. police Mauritanie daf leen njëkk a jàpp daal di leen setal. waaw ñu ne nag léegi nag Sénégal moo leen soxla ci lañ leen indi fii mais police Mauritanie moom. exactement loolu mooy information bi mooy ne bàyyi woon nañ leen. après ñu jël leen. lii firiwul ne wala sécurité warta def kiyam wala man dégagé wu ma leneen man li ma bëgg a wax yëpp rek mooy il faut ñu def très attention entre fi ñu tubaab yi bëgg a yóbbu ak ñoom ni ñuy liiree ak ñun li ñuy liiree bokkuñu ay réalité terrain il faut ñu respecter nos données sociologiques waxuma ne ci biir l'islam wala ci biir leneen ñeneen ñoo xam ne wóoruñ nekkuñ ci réew mi ñu wóor a ngi fi waaye ñu wóorul a ngi fi wóorul nag ñu ngi ci fu nekk mën nañoo sol mbubbam diine mën nañoo sol mbubbam politique mën nañoo sol mbubb moo bugg ci mbubb yi mais nag lii tax ñu ne def nañ wala defuñ na fekk lu ñu càmbar la ba mu set journaux yooyu nga ma wax ne ñu ngi bind xam nga leen xam naa leen waaw xam nga ne lii fii ñu nekk ci presse lañ nekk waaye am na ñoo xam ne information ba ñu am yow mënoo koo am ci lu leer waaw te facsimile lañ koy génne kon nag jottali ma rek la waaye defuñ investigation mayu leen ko ka leen jottali loo nag ka nekk ci seen gannaaw ak ka nekk ci gannaaw ñun ñoo jar a seet